markaas tëjal tuuti bàyyil moom mu wax la bàyyil moom tabaraka alladi jaala fi samai burujan noo ko firee nga ne burujan mooy lan waa ma ne français bi version français bi ñoom constellation lañ ko tekkee kon yow xamoo lu muy tekk da ngay dellu ci français moom moo lay firi alxuraan ban xam naa lan mooy constellation léegi da nga may laaj lan mooy constellation non ban tradition nga wax ka moo lay firi lii ngay wax nii intelligence artificielle wala li ma wax ci wolof nga bëgg a wax wala li ma wax ci wolof wala si dama ne déglu li may wax dama ne lan lay firi ci wolof lan lay firi ci wolof rek déglu Keita s'il te plaît kii am na gémmiñ de mbokk mi déglu dama ne waaw tabaraka alladi jaala fi samai burujan burujan googee da ngaa dem ci tradition mu firil la ko intelligence artificielle nga nekk wala Google nga nekk wala fan nga dem mu firil la loolu waaw ñaari source laa yor dama yor texte si arabe si français am ay source si français am naa ko ci anglais texte si français boobu kam mu la ko firil laa wax laa bëgg waa Coran seul la Coran seul ah bon kon yaa ngi ci Google bi kon waa déglul léegi nag léegi li ma lay jàngal man kenn musul déglu lu mel nii déglul Xaadim s'il te plaît bi may jàng man jubluwuma si Google njëkkewuma Google de fii laa gisee ku xamul s'il te plaît déglul baati pareeguma mbokk mënoo wax sama biir temps de parole loolu mënta nekk xaaral boo noppee nga ñëw li ngay wax ni mën naa la koo waxal waaw may ma léegi ma wax ba àggale s'il te plaît doo wax sama biir temps de parole de mënoo ma ñàkkee mënoo na ko Iraada xawma Mouhamed boo leen fi nekkee tëjal leen ma micro ak Keita moom noonu s'il vous plaît léegi li ma ko bëgg a leeral mooy man version bi ma la yor bi ma la liiral muy aaya ñaar fukk ak juróom saar ñaar fukk ak juróom aaya juróom benn fukk ak benn loolu laa la wax man sama téere bi ma yor wolof lañ si bind yu wow koŋ nekkuma di dem Google di ko fa njëkk a liir dama ne la barkeel na moom yàlla mi def ci asamaan si ay yoon dégg nga fii ay yoon lañ ko tekkee léegi bu la ay yoon bi doyul ma ne la ngir ñi nekk ci suuf ak yow it ngeen gën a comprendre ma ne la doo demee ci version française bi su fekkee ne da nga dem ci version française ñoom lan lañ ko tekkee constellation bu fekkee ne sam njàng soriwul wala sam njàng soriwul ci français bokk waa jàng nga moom ci arab moom loolu moom dama la koy nangul wax dëgg sam njàng sori na waane ci français sam njàng soriwul ma ne la ñoom français yi constellation lañ ko tekkee mbaa leer na léegi bu fekkee ne da ngaa xamul luy constellation nga ne ma sëñ góor gi lan mooy constellation ma leeral la constellation bu fekkee ne da ngaa bëgg ma xoolal la ci Google parce que Google c'est un moteur de recherche très 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 puissant boo bëggee ma wax la lan mooy buruj li nga jàng yow ci arab soxlawuma ko ngir xam lan mooy buruj Google du ma ko laajee en 2 secondes mu wax ma lan mooy buruj njàng ma nga jàngoon am na solo lool waaye wax dëgg mën naa ko gis ci Google en 2 clics chat GPT mi nga doon wax bu ma ko laajee mu wax ma lan mooy buruj méttiwul soriwul bul ko kéemaan leen ba ko def ay kawteef musul nekk ay kawteef léegi loolu lépp du wax ji xam nga wax ji mooy lan aaya bii ma la jox muy aaya bi nekk ci saar ñaar fukk ak juróom aaya juróom benn fukk ak benn bi muy 25 ngir yéen ñi nekk ci suuf te déggu leen ni wolof ma ne ko surat 25 verset 61 boo fa demee day wax ne barkeel na moom yàlla mi def ci asamaan si ay yoon def ci ab lampe boobu mooy lan muy jant bi ak weer wu leer naññi kon weer wi mi ngi ci asamaan si lii képp laa bëgg a indi du fekkee ne aaya ba mu la njëkkoon a indil mu lay wax ne moo defit ci asamaan yi jant ak weer doyu la jëlaatal aaya bii ni bii moom leer na nañ bii moom mënoo fee nekk naan ma nga ci à côté ak non delluwut fii gi delluwut ci asamaan yeeg loolu noonu ab bawal nga may ab bawal mënoo bi jàpp si sa leel bu sori boobu noonu sa gaynde gi leer na lool mais jàpp si rek ab bawal nga may ab bawal waa xaaral pareeguma bu ma paree rek naa ko tëj incha allah bawal nga may bawal mënoo Moussa Ka waane ba lekk ma ci ay wax booy jàng wax moom tey waaw léegi logique dañuy soo pare naa ko tëj incha allah waaw incha allah ay ja ñëwal léegi pare na li ma doon bëgg a wax yëpp leer na kon ki mi ci yoo xam ci gëmuñ yàlla daa bu neexee yàlla dinaa ko tëj bismillah léegi ngeen gëm yàlla de waaw Mohamed mbaa ñu tamit dinañ wax
léegi li may wax mooy. kay de ba xaalis mbaa nga yaay jël. léegi ma posé waat question bi rek comme ça. non xaar non s'il te plaît après da ngay jël Xaadim je t'assure. déedéet non li nga wax doy na du ma la dog jàpp si yow tamit. non nee nga pare nga tëye sa micro nee nga pare nga tëye sa micro. waaw léegi dama juum. mënoo di wax ba pare. may ma 10 secondes. sooy wax sama bopp bi day métti di nga wax doy na. 10 secondes laa wax s'il te plaît. non mayu ma la. dama lay sampalaat laaj bi mooy ndax weer wi mi ngi ci biir asamaan si. loolu mooy laaj ndax weer wi mi ngi ci biir asamaan si ayca yow la ñuy dégg. moo xam ne wax léegi tëj micro wala ngeen wàcc ko voilà. ndax weer wi mi ngi ci biir asamaan si na dugg sa. alors de un yéen créé ngeen fi seen juróom-ñaari asamaan ba toog. xaw ma nan nee na sa benn asamaan bi mu sunu bopp beeg xaw ma noonu la ko waxee noonu ba àggal beneen asamaan sa xaw ma kon waru sore ñaari asamaan sa xam naa waru sore lii di moom mooy kawteef ak njombalaan xeeru 2025 am nañ si kawteef ak njombalaan Seydina Muhammad nee na ñun fu ñu nekk mii ak asamaan du benneel doxu maanaam xam su mi at am la doxu juróomi téeméeri at ñun suñu premier asamaan man fu ñu nekk nii ñun ak asamaanu benneel doxu juróomi téeméer at la xamu si mi ata am kon yéen boo leen waxee ne asamaan si maanaam suñu bopp yi mooy premier asamaan deuxième asamaan xam naa waru sori ak troisième ak quatrième bàyyi loolu moo xam lu gën a garaaw yonent bi muy def isra wal mi'raj nee na bu ma demee ci premier asamaan maa ngi fekk yonent yàlla Adama. Adama tontu wala man ngay tontu. téye sa micro bi waaw bul jël affaire yaa ngi fi wax léegi ñu lay tontu man léegi kenn du ma tontu bu fekkee da ngaa bëgg ñu wàccal live nga wax ñu wàcc la nga bàyyi si fi réew na yi ngay def mënoo di wax ñëpp ci seen micro ñu wax ngay toog moom mbokk mi lay dajji bàyyi ko mu dajji ngay def mënoo di wax ñëpp ci seen micro ñu wax ngay toog moom mbokk mi lay dajji bàyyi ko mu dajji batar ñi ku nekk ngeen dugg ci te boo leen di wax damay mën ku fi nekkul nga jàpp ne Xaadim day nelaw mais Alxuraan ji may wax ci boppam moom seen yaram ci boppam mënu koo tëy ndax saa bu ma tàmbali ngeen commencé di batar ñi ko man ne ku xabtaloo man xaw ma Alxuraan ji ay yet la di def xaw ma nu mu demee noonu daal xaw ma ay pusa la xaw ma ay yoo mu leen di mat xaw ma ay jiit la xaw ma ay yemb daal loo xam ne dugal seen biir yaram bi su may wax daal moom doo leen ko mën a muñ déglu leen ngeen souffrir Seydina Muhammad ne bu muy def Isra wal Mi'raj maam Aadama moo nekk premier asamaan te nee na suñu digganteeg asamaanu benneel doxu juróomi téeméeri at la kon yéen ñi naan asamaanu benneel mu suñu bopp yi jëlal ki ngeen dugal ko fa ngeen ko maanaam doole leen ko bel ba bàyyi loolu bu fekkee jant bii mu ngi ci biir asamaan si te yéen romb ngeen weer wi di dem waaye nag xanaa gis ngeen waroon ngeen romb Insa ak Yaxya yonent bi nee na ñoom ñaar maa leen romb ñaareelu asamaan diggante asamaanu benneel asamaanu ñaareel doxu juróomi téeméeri at la romb leen Insa foofu ci ñaareelu asamaan ba ak Yaxya war ngeen àgg ñetteelu asamaan Seydina Muhammad nee na Yuusuf mu ngi nekk ci ñetteelu asamaan te ñetteelu asamaan ak ñaareelu asamaan doxu juróomi téeméeri at la xanaa ko war ngeen àgg ci ñeenteelu asamaan yonent bi nee na yonent Yàlla Idris fa la nekk diggante ñetteel ak ñeenteel doxu juróomi téeméer at la waaye yéen xanaa war ngeen romb foofu Idris xanaa gisoon ko foofu ngeen yàllal ma ko parce que ñi nga xam ne romb nañu weer wi di dem ba génne planétaire bi atmosphère bi ngeen génn ko xaw ma atmosphère lañ koy waxee voilà ah mu nga ko lan la wala couche bi xam nga nañ koy waxee noonu génn ngeen ko ah noonu la atmosphère ngay dépassé ak ay voilà kon xanaa yéen yëpp moo asamaan yooyu yëpp war ngeen koo romb de te gisu leen fenn Insa ak sunu maam Adama dégg nga maam Idris ak Yaxya bàyyi loolu yonent Yàlla Haaruun mu ngi nekk juróomeelu asamaan diggante asamaanu ñeenteel ak juróom doxul juróomi téeméer at la romb leen ko ngeen nuyuwaale ko xanaa ñoom ci gars yi ñoom gis ñu Insa foofu ak Yaxya ak Idris dégg nga maam ak yonent Yàlla Haaruun bàyyi loolu juróom benneelu asamaan yonent Yàlla Muusa moo fa nekk yonent bi mooy nettali de lii boo demee ci télé bu ñu tuddee raxil xul maxtum naa nga fa fekk dama leen tuddal été di lu tuddee maraaja beneen bi ci topp li entre deux guillemets la yow ci jëmi bopp yow muy firi Alxuraanu karim ci làkku ndayam bi nga xam ne ci la ko Alxuraan ci la yàlla di waxee qur'aanan arabiyyan bi lisaan arabiyyin mubiin yow nga dem ci Google mu la koy traduire nga naan man sa traduire foofu gën a wér ñuy firi Alxuraan ji ci ndayam kii di firi Alxuraan ji ci ndayam ci làkk wi ñu ko waxee ak koo xam ne day dem ci ab traduction ñu koy firi ñaari dinañ bokk loolu da buy ngay jaawle maanaam neefere yi bukkeeg passi voilà léegi Xaadim non peut-être ma tuuti ma continuer
juróom-ñaareelu asamaan yéen ñi wax seen juróom-ñaari asamaan mu fii nii yéen koy gis xanaa ko war ngeen a gis Baytul Ma'mur war ngeen a gis Ibrahim Seydina Muhammad nee na juróom-ñaareelu asamaan maa ngi fa fekk Ibrahim mu ngi toog wéeru ca Baytul Ma'mur. Baytul Ma'mur mu leen ko yéen fen ci juróom-ñaari gisul nga fen maanaam néeg boobee nga xam ne Seydina Muhammad nee na yadxulu fiihaa maanaam 70,000 malakin summa laa ya'uuduun bés bu nekk juróom-ñaar fukki junni malaaka daana ko dóor te ku ko wër dootul génnaat waa malaaka yooyu ak néeg boobu xanaa gisu leen ko si juróom-ñaari kuus yi yéen wax ne yéen a ngi koy gis yéen anamu seen juróom-ñaari kuus yi lii yëpp anamu malaaka yi may nettali nii ak néeg Baytul Ma'mur yonent yi may nettali nii ñoom anañu bàyyi leen caaxaan lii yàlla wax ni du dañ nga indil ma aaya boo xam ne moo nekk ci sootul Furqaan déglu ma wala aaya boo lu muy tekki jàngooloo dangaa war a dem noppi wax ma Xaadim damaa bëgg aaya bi nga tafsiral ma ko la lañ ci wax làkku ndeyam arab bi lan la wax mu fassirun la lañ ko firi wala saxaabi la lañ ci wax ma firil la waaye doo dem ci ab tradi doo ñëw ba ci Xaadimu Quraan nga naa kan noo aaya bi lu muy tekki ma ne la waa yow sëñ bi dangaa juum te ngaa xool bu baax nga naa man noo tradition bi lii la wax tabaarakallazi jaala fi samaa'i burujan wa jaala fiha sirajan wa qamaran muniran loolu surtout Furqaan la nekk ay juróom-benn fukk man soxla ma nga may wax saar bi maanaam numéro saar beeg saar bi maanaam baat bi waxal baat bi rek fa la nekk ci Alxuraan mu wax la ban saar la wax la ban aaya la tari la ko nag wax la saar bi nag moo taxoon mu wàcc du ma yem ci loolu dinaa la wax ban màkk la wala madini la asbaabu nuzul la naasix wala mansuux am la wala xaas mutasaabi muqam loolu boo bëggee mu war ko ci kon du yow yaa naa man saar bi aaya bi saar bi aaya bi ak lu muy tekki déglu ma wax la aaya bi lu muy tekki nga naa man bu róojal lu muy firi mooy ay yoon tekkiwul loolu dama jàngiwaat tabaarakallazi saa borom barkeel na tabaaraka barkeel na alladi ki nga xam ne jaala def na fi sama ci asamaan yi burujan yaani qusuur subhanallahi almalik qusuur buruj mooy ay qusuur ay palais nga naa man ay yoon yow sa yoon yi foo ko jëlee sëñ bi foo jëlee sa yoon yi qusuur buruj mooy ay qusuur ay palais ay planète qusuur nujum saba buruj dama ba bëggee nag mën naa la limu kutubu tafaasir donte sax xam naa xamoo dara ci kutubu tafaasir ndax su ma ko limalee da léegi ndeppoon lay doon kon jaruma ne tudd tafaasir ay imaamul Baxawi ay Fathul Bayaan fi maqaasidu Qur'an ay imaam dégg nga maam Jaamilul Bayaan an taawil loolu maanaam ay léebal léppoon lay doon ndax xamoo dara ci li ñuy wax noonu ne faw nga dem ci tradition bi pour jéem a xam li ñuy wax lan la burujan wa jaala fiha sirajan sànq laaj naa la génn ay suñ bi ne la tabaar wa fi samaa'i rizqukum yow xam maanaam baatu fii ci boppam moom nga am problème mooy lan xam nga lii moo tax Alxuraan doy waar koo xam ne day firi Alxuraan xamul baatu fii maani yi nga xamante ne da koy yenu kuy firi Alxuraan karim xamul naasix ak mansuux kuy firi Alxuraan xamul ayatu am ak xaas kuy firi Alxuraan xamul asbaabu nuzul yow sëñ bi yow lan ban xam-xam nga am ci Alxuraan karim ba taxaw naan da ngay défier Alxuraan karim Ali ibn Abi Talib romb na benn waaye muy tafsir Alxuraan karim mu ne ko hal arafta naasix min al mansuux mu ne ko laa qaala halakta wa ahlakta romb na benn waaye muy tafsir Alxuraan mooy sa consort gii nga xam ne xamu leen dara ci Alxuraan karim mu ne ko ndax yow da ngaa xam naasix ak mansuux ndax xam nga laay gu folli ak laay gan la folli waa ji ne ko déedéet mu ne ko halakta wa ahlakta alku nga te yaa ngi alage kon yow mii alku nga te yaa ngi alage ndax saa boo waxee ak kawte fa njomba la nga wax ci Alxuraan karim ji wa jaala fiha sirajan yàlla ne mu def ci ab làmp mooy jant bi da koy tuddee ab jant da koy tuddee siraaj ndax làmp leeral gu muy leeral yàlla daal di koy def daal di ab istaar la ab làmp leeral boo muy leeree noonee mu daal di koy abbee li nga xam ne mooy jant bi daal di wax sirajan wa qamaran muniran daal di jël xamar gi daal di def muniir wax na la ko sànq tabaaraka walladi jaala fi samaa'i walladi jaala samsa diyaan wal qamara nuuran wa qaddarahu manaazila li ta'lamu adada sinin wal xisaab Alxuraan daañoo détaillé boo xam ñu jant bi ak weer wi kenn ku nekk daam ay kër Alxuraan bi wax rek ngay jàpp ne ab maanaam Xaadim bu doon wax danga naanam ci ayat yi wax ci wàllu jant bi ak weer bi ak seen kër da ngay jàpp ne kii ab astronome la xaw mu li astronome nekkuma fële kuy waaye ilmul Qur'an la ndax xam-xam la boo xam ne daa dimina mbooleem xam-xame waa ji xool leen mag ndax mu ngi nokki ba léegi kii góor gi fëgg leen ko bu laajee ngeen may ko
jan yaa ngi weer dund mi ngi ci waaw baax na asamaan si wala baax na damaa bëggoon xam ne yaa ngi dund ba léegi rek doy na aay tëjal bi sa am na micro fii de est-ce que fii gi doo ko toj aay bi fii gi nekk tëjal sa micro bi damaa bëggoon xam naa yaa ngi dund ba léegi bu fekkee ndox am na foofu nga naan ñëw ak yow dama ci ne fii ngay wax café Touba laay naan bi sax yow waaw naanal sa la soxol bi baax na sa dama caaxaan bëggoon yi xam ndax yaa ngi dund rek sëñ Xaadim ba ma ko mayee kii dinaa ko jekkali ci li nga ko doggale may ma ko rek waaw baax na jël voilà man ma comment la ça bëgg jëlal xaar non may ma yow ko kii non aayam non bi àggaleegul góor gi bu ëpput weer wi góor gi bàyyi ko laa jëm ci aaya góor boobu gi laa bàyyi ko jëm mu wax après kii non kàcce xam quoi nga gars yi bari tëddagul waxagu jàpp si weer wi rek mën a jëlal kii tontu dama la ko ñaan baal noonu rek léegi waa waaw kii mais wax après kayita sama war a wax kayita sama war a wax mais comme xaalis dañ ko na àggale léegi après non man maa kayita fi jiitu sax mais non man maa tontuwul fi li jiitu ma ko kay laaj di ndax weer wi am mi di ngi ci kat biir asamaan ay si waxal ko waa léegi góor gi da nga ndax may weer wi dégg mi ngi voilà si asamaan si loolu laa ko laaj mu dem bay waaj a tudd weer wi mu ne ko may ma yow du ko non toj non attends yow di bi ma wax foo nekkoon mooy li ma sëñ wax Xaadim tudd ko tontu weer wi mu ne la may ma tudd ko weer wi su tax si tudd ko weer wi même tuuti yow àggaleel tuddal weer wi s'il te plaît si sa aay bi nga koy tekki tuddal weer wi tëjee sa micro bi waaye merci balaay rijal di jël tëjee si laa jëm uqsimukum billahi summa wallahi summa tallahi alxuraan dëgg la wallahi alxuraan dëgg la li yàlla wax ne wa ida qara'ta alqur'ana ja'alna baynaka wa bayna allazina laa yu'minuna bil aaxirati xijaaban mastuuran wallahi aay bi tey ji laa koy soog a maanaam gëmoon naa ko waaye tey ji laa koy soog a gën a dëggal maanaam da ngay wax alxuraan ba noppi firi ba àggal ñoom ñu naan sëñ bi li nga wax lan la man xaw ma ndax yaa ngi doon wax maanaam yéen seen xol yi yàlla ci boppam moo ko tëj ba nit bi wax ci alxuraan yéen doo leen mën a dégg lu muy wax moo tax da nga naan wax nga ba àggal maada qaala aanifan wa minhum man yastami'u ilayka tëjee sa micro bi léegi tëjee sa micro laajuma la dara tëjee sa micro bi tëjee sa micro bi soxloo ma li ngay wax tëjee sa micro bi li ngay wax dégguma ko tëjee sa micro bi amal respect voilà wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min indika qaalu maada qaala aanifan ñi gëm arxuraanu karim bi ñuy wax ci arxuraanu karim ñu ko gëm dañ koy teelu leer lay doon goo xam ne day sotti ko seen xol ya ñu dégg xam ne lii la saa borom yàlla bëgg wax ñu niitoo si daal di ciy doole ku ngëm yàlla mais ñi nga xamante ne dañ ko weddi uqsimukum billah su ma tafsiroon alxuraan yëpp doo mën a comprendre li may wax la benn képp lañ la laaj benn aaya képp kenn laaj lu alxuraan ji yëpp aay yi firi nii yëpp soxla wuñ ko benn aaya képp laa soxla nga firil ma ko muy 25 tëjal sa micro bi tëjal tekki ko ñu dem nga nekk fi di tekki alxuraan ji yëpp tamit amal ak yaru waaw demal maa ngi jégalu ak xamadi ci boppam bu fekk daa nekk ci yow nga ne dangaa bëgg ñu wàcc la nga wàcc parce que fii sànq mënoo di wax ba noppi ba nga naan xaade mu ngi fi may wax ngay tëjee sa micro bi di wax li ak xamadi la ak réewande Xaadim doo bàyyi ma tontu ko rek tëjee sa micro bi ndax li ak réewande ak xamadi la am naa droit wax la ko ndax bi ngay wax sànq doguma la damaa noppi ba nga yaakaar ne nekkuma fi waaw jégalu naa soxlawu ma seen jégalu tëjee sa micro bi daa bëgg yow bëgg ñu passé étape boobu képp quoi laa ñu dem bëgg si soxla feneen ma parce que foofu yi ngeen fay bëgg a yàgg quoi voilà s'il te plaît xamadi ak réewande mënu weesu li sëñ bi nit ki mën nga la jox cër di ngay wax mu lay déglu ba nga jàpp ne nekk fi muy wax nga koy doog di tëj sa micro bi tëj nga sa micro bi 3 fois te yow bi ngay wax man da nga yaakaar ne sax nekkuma fi amal ak yar sëñ bi te nga bàyyi sa yëfi xamadi ak réewande yi sax nekkuma fi amal ak yar sëñ bi te nga bàyyi sa yëfi xamadi ak réewande yi boo bëggee ma respecté la respect du waa dina si pro tëjee sa micro bi dama ne kenn musulaa gis nga mel nii sur TikTok lu xew noppi xaarim yow tamit nag nee na maa ngi jéggalu kay kon loolu kay jeex damaa soxla déglu kenn musulaa gis nii sur waaw mais soxla woo jéggalu kon kay continuer kon li ma soxlaa mooy mu tëj micro am soxla mooy jéggalu na tëj micro am voilà soxla mu na man maa ngi jéggalu li ma wax lu leer la fii gi ci boppam mu bëgg a jël weer wi daal koy dugal ci biir asamaan si kon dama ne la kon bu fekkee ñoom romb nañ dem nañ ca weer wi kon romb nañ asamaan yi te bu ñu rombee asamaan yi romb nañ yonent yi ana maam Adama ana Yaxya ana Isa ana yonent yàlla Idris ana Yaxya jant bi ne weer wi nekkul ci biir asamaan si da ngay taxaw fi di seen asamaan si da ngay taxaw fi di seen weer wi nga baal ma te yéen romb ngeen weer wi di wéy di dem li may wax ni lu leer la dama ne la maanaam maan boobee foog nga dem foog boo bëggee xam laay gi nee naa la delloo fa de wa fi samaay risqukum nekkul na fii bi la muy tekki mooy ci biir fii day ñëw nekk daaxilan ma day ñëw nekk alal istila ala aw maa
xamoo mutadaaf baati xarafi ci bopp maanaam xamoo lu muy teg moo tax ba saa boo waxee di firi alxuraan di ko joggati jàpp nga ne fii bi ci boppam saa boo ko waxee mooy ci biir nekkul ci biir mën na nekk loo xam ne dañoo liyee ñoom ñaar dañoo liyee nii dañoo ànd nii dañoo maanaam jigéen gam ko jigee Khadim nga baal ma de xoolal dinaa la dagg tuuti rek s'il te plaît comme ça ñu passé étape bi quoi parce que ñu ngi siy bëgg a yàgg voilà xam nga ki ngay wax yow gëmul alquran en même temps nga bëgg ko di ko firilaat si côté boobu dafay da ngay sonn rek mais doo leen déggante quoi il faut nga ñëw si aspect boo xam ne yéen di ngeen fa est-ce que mën ngeen ko may firi au moins une fois mais yéen lan moo tax yéen bëggoo leen non salaamaaleykum ziar naa leen au moins une fois non defal naa su may wax yéen bëggoo leen ma wax quoi mais si c'est Khadim bu ngeen ko defee nii kayita mi yàgg na fi booba léegi waxagul ak rijaal mi suuf ni yàgg na fi waxagul te boobaa ñoom duñ wax waaw loolu dëgg ñoom ñaar ñi benn gis waraat ñoom ñaar ñi du xam ba pare non sa waay yow yaa ngi doog a yëg mënoo ñëw doog a yëg bëgg bu sa micro wax loolu mënoo ne monté la mais Mohamed léegi xoola xam nga dañ ko daf ko poser benn question wax ci tabaraka allazi jaala fi samaa'i buruja tudd buruj yooyu noonu léegi ñoom lan moo tax léegi man su ma bëggee wax ñu ne non bul wax Marcaz bàyyil Khadim wax mais laissez-moi parler yéen da ngeen poser question bi alquran la mais laisse-moi parler mec je te coupe pas la parole donc laisse-moi parler. Mais bon su la neexee aussi tout le monde va comprendre que il a pas répondu à ma question. waaye noppi léegi ñun dañ lay jàngal traduit la phrase en wolof man dama bëgg Khadim si li ngeen di ñëw di wax science pour weddi alquran man ñu ñëw fekk leen ci science pour doon argumenter c'est simple mec c'est simple da ngaa ñëw ba tudd surtout nga ñëw nga dem ma ñëw ak sama waa ji ngeen may ma ko xaaral di jàll xaaral ma tontu ko rek si buruj yi mu wax nii ak si asamaan si par exemple ñu am xel c'est simple wa fi samaa'i yow asamaan si nga ne nii yow ba xam weer bi si asamaan si la nekk bien sûr que si asamaan si la nekk léegi fan la nekk mais xaaral poser nga question mais xaadimul Qur'an nee na weer wi newut ci asamaan si xaaral rek Khadim man may ma ñëw da ngaa laajte man damay tontu sa question non man Khadim posé ma weer wi newut ci asamaan si nga ne yow weer wi si asamaan si la ne sëñ bi nga ne da nga koy jàppale alors que tu le sëñ bi man xoola man jàppale wu ma ay Khadim demal man li ngay wax sax man damay gën a arrangé demal laisse-moi parler en fait yow da ngaa ragal wala qu'est-ce qui se passe da nga ragal ma wax wala yow logique sax su ma bëggee wax ngeen ne non Khadim mooy tontu laisse-moi parler mec je t'assure duma la dagat voilà laisse-moi parler d'accord da ngaa laajte nga indi tabaraka allazi jaala fi samaa'i buruja nga indi buruj yi aussi dinañ la jàngal lan mooy buruj déjà weer bi oui si asamaan si la nekk alquran moo ne si asamaan si la nekk c'est comme si ma jël benn pièce sànni ko si biir néeg bi ma ne pièce bi mi ngi si biir néeg bi léegi da nga bëgg léegi ñu ne la pièce bi tel endroit exact nang mais non loolu soo ko bëggee da ngay dem jàngi sëñ bi doo ko bëggee weddee alquran comme ça mais buruj yooyu nga bëgg a weddee buruj yi si alquran buruj mooy constellation c'est ay groupe bidéew la yoo xam ne day joxe benn alaama Khadim yow yi nga xam si arab ngeen jàng alaama da lay jox comme benn genre dessin affaire yooyu noonu alquran wax na ko soo demee suratu nahl aya 16 mu ngi naan wa alaamatin wa bin najmi hum yahtadun alaamaat yooyu noonu moom si la ñuy gindee ko ñi jàng arab kii bi ngeen nekk xale yéen nga doon jàng ay dubbul asghar ak dubbul ashghar nga xam ne bii mooy nekk fii bii nekk fii nga xam ne guddi ñi nga xam si dañ doon dox si guddi gi dañ daan dox guddi et cetera ñu bëgg a gindeeku bëgg a voilà te amuñu GPS parce que GPS existé wul woon wala dara alaamaat yooyu la ñuy xool wa alaamaatun ay mandarga la wa hum yahtadun ci la ñuy gindeekoo en même temps ñi nga xam si dañoo def astrologie alaamaat yooyu noonu coupe ton micro mec oh laisse-moi parler mec mais yéen lii neexul waay s'il vous plaît may leen ko wax au moins ndax ñeneen ñi mën a wax non man je te respecte mais respecté wu ma quoi moi je commence à faire comme ça voilà da ngay waxal si science la ñuy wax leen da ngeen weddi science kay dañu leen di ay alaamaat yooyu noonu soo demee ñoom si dañu def astrologie les constellations ces constellations yooyu noonu ñoom la ñuy moom voilà ngay gis ñu tuddee bii nii lion bi ñu tuddee ko verseau bi zip bi voilà etc. C'est ça les alamat alquran ne la yooyu buruj yooyu noonu ay asamaan si buruj yooyu ay alamat la ay mandarga la voilà wa hum yahtadun ngeen si gindeeku donc c'est ça c'est clair et net wa samaa'i zaatil buruj wal yawmil maw'ud voilà indi na buruj ay yoon
mu nekk ay constellation c'est simple léegi li fu loo leen fay weddi weer bi ngay laaj ba xam si asamaan si la nekk wala nekk si weer bi si asamaan si la nekk mais ça c'est clair mais loolu mais ça c'est clair mais loolu bul si asamaan si léegi da nga bëgg a indi beneen aaya xam naa aaya bu ngay indi pour weddi alquran mooy fii alquran di wax ni yaa ma'shara jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaari samawati wal ard yéen doo leen yéen ñi nga xam ne nit ñi ak jinne yi doo leen mënoo leen egg min aqtaari samawat aaya boobu nga bëgg a indi pour weddi alquran dama lay koj foofu noonu tanfuzu la tanfuzu illa bi sultaan la yàlla wax mooy lan yéen mënuñu faa dem lu dul ñu am sultaan moyen yi ñu fay yóbbu waa léegi noppi xaaral rek dama lay sëñ bi man yow wax yàlla ma débat ak yow dama lay jàngal tanfuzu la tanfuzu illa bi sultaan yàlla indi na la illa bi sultaan mais vi nga yow gëmoo te bëgg nga weddi alquran da ngay yem si yaa ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaari samawat point waa alquran weddi na fii waxaat na fii weddi fii nii sëñ bi yéen li ngeen wax du xam-xam dem leen jàngi leen bàyyi seen caaxaan yi voilà man léegi fii mënoo leen indi xam-xam bu jaaxal nit ñi léegi est-ce que mën naa wax wala Rijal balaa ngay wax léegi Rijal ñëwal Rijal góor gi may Rijal ak kay après nga ñëw maa ngi préparé góor gi man la ma bëgg a xam mooy yow maanaam sa kii bi nga indi woon sànq sa dessin bi xaw ma ni nga dessin asamaan si noonu waaw dama la si bëgg laaj ndax yow da nga gëm asamaan si maanaam dañu nekk forme rond wala dañu nekk lu parallèle comme ça benn ligne droite bu continuer wala comme ni nga doon kan moo la wax maanaam li nga jëlee loolu noonu kan moo la wax ne ñi la asamaan si mel boo ma tontoo si loolu am naa beneen question ok lii nii dama jëlee information rek jëlul totalité bi waaw lii nii waaw exactement dafa def zoom quoi genre c'est exactement la même chose la nga doon wax logique doo gisee suuf si nekkee nii maanaam man mi jàpp ne suuf si sphère la suuf si mi ngi nii léegi lii nii mooy asamaan si ko njëkk a wër seneen asamaan si ko njëkk a wër mi ngi waat nii seneen asamaan si ko wëraat mi ngi nii léegi man nii rek laa def xoola dama def nii léegi lii laa la jëlal gis nga doo ko defee nii day mel ne lii ab ligne la lii nii defaat ligne lii nii defaat ligne léegi moom loolu laa la zoomal nii quoi genre c'est comme si man dama ñëw rek ma zoomé nii ñëw zoomé lu bari léegi doo zoomé lii nii kese ngay gis mën nga koo gisee nii wala nga gisee ko nii quoi dama découpé man su fekkee ne dama gëm ne asamaan noonu la mel yaa ngi comprendre loolu la ñuy wax da nga restreindre affaire bi maanaam da nga ko zoomé quoi da nga jël benn partie rek indi ko bu la neexoon ma defal la ko ay cercle concentrique exactement comme t'as fait là te cercle concentrique là da ngay jël benn léegi nga jël benn portion bi kese nga écran mën naa gën a expliquer li nga bëgg a wax mu ngi nii waaw mais expliqué naa ko ba pare xanaa expliqué waat def naa ko xoolal sa cercle concentrique yi avant nga koy wane naa ko ba pare mi ngi nii waaw léegi waaw kay voilà léegi dama la bëgg a laaj voilà tomb bu bule bii ngay gis fii nii yow nga ne déjà maanaam loolu mooy weer bi quoi loolu mooy weer bi waaw léegi lan mooy contradiction bi yàlla wax ne fii gi yàlla di wax ne mu ngi ci biir mi ngi ci biir asamaan yi waaw ok léegi mën naa ko tontu vite fait simplement bàyyi ma ñëw tuuti bàyyi ma ñëw ta réponse à tout est-ce que doo bàyyi waa ji rek mu wax wala Marcas bàyyi Rijal maanaam yow da nga wax ne yàlla dafa wax alxuraan yi kii bi mu ngi si biir asamaan yi yow yaa ngi def sa benn cercle de ciel sa benn cercle de ciel ça c'est clair la terre mu ngi nii lu rouge bi war nga fi nii tamit la lune et puis les ciels comme ça mais léegi la lune là su nekkul si biir asamaan si léegi fan la nekk kon suuf si mi ngi si biir asamaan yi tamit cela veut dire bu ne laa mu ngi ci biir asamaan fii bi yàlla di wax ci alxuraan mu ngi ci biir léegi yow lan nga bëgg a déggee ci fii ma ne kon suuf si d'après ton schéma là dama bëgg a wax ne lune bul tiit mbokk non yow yaa tiit da ngay def bul jaax d'après sa dessin bi est-ce que laisse-moi terminer vas-y termine waaw termine dama la bëgg a wax ne la yow comme li nga disee sa logique bi laay topp sànq yow nee nga ma fi comme terre bi nii moo nekk lu rouge weer bi mu ngi ci après juste le kii bi juste la terre quoi la lune yow sa premier asamaan si fan la tàmbalee léegi li ko tiim nga ni sa premier asamaan si fan la tàmbalee ak fan la yem si zone li nga dessin rek laa la wax de yow li yow dama reprendre yow zone bi kese mooy premier asamaan si wala
à partir de zone jëm kaw yëpp asamaan la selon li nga expliqué yow. ah jëm kaw ah. waaw loolu asamaan su mooy juum ok loolu nga kon wax. biir asamaan mooy jëm kaw wala jëm suuf. da ngay déglu ma wax la rek yow. man damay laa laaj li ma la rek ba xam biir asamaan mooy jëm kaw. à partir de zone jëm kaw wala à partir de zone jëm suuf. quand tu poses une question il faut le dire nag rek da nga poser question da ngay bàyyi ma répondre. ok vas-y. tu vois léegi yow. waaw léegi yow da nga expliquer fii nii problème mu fii nga am dégg alquran fii parce que yow problème bi mooy da ngay def traduction littérale grande erreur bi ngay def mooy que nga jël ne fii nga ne par la force yow yaa wut sa fiiwu bopp maanaam yow yaa imaginer sa fiiwu bopp nga xam ne yaa ko ut yi nga ne fii gi nii la maanaam fii la war a nekk ci biir ciel si nii parce que lii mooy fii. fii bi ngay wax dama la laaj ndax wala fii ban ngay wax. non xam nga fii bi xam nga yow fii bu ñu la laa dégg ma rek. non da ngay déglu ma dama la yow di nga déggee fii. c'est une blague mathématique c'est une blague mathématique fii gii nii lii fii lañ koy lire mais dama. d'accord li nga déggee fii mooy yow ci sept ciel yi ma la kii da nga gëm. d'accord li nga déggee fii mooy yow ci sept ciel yi ma la kii da nga gëm. nga wax n'est-ce pas ci biir waaw man ak yow d'accord nañ c'est pourtant. waaw léegi dama lay laaj maa ngi laaj ñun ñi nga xam ne ñoo gisee nii la lune. terre bi nekk nii. juste après. sur la terre. waaw léegi yow ak ni ko ciel yi ni ko ciel yi englobé nii yow la moo tax ñu génne li ne lii nekkul fii. Rijal baal ma tuuti ngir yàlla 5 secondes rek maa ngi jéggalu damaa nekk ci yoon bi vas-y jërëjëf damaa nekk ci yoon bi moo tax dama nekk ci yoon depuis sànq moo tax mënuma participer maa ngi leen di déglu en fait góor gi bu fekkee li la Xaadimul Quraan wax ak li la Rijal wax que ne fii boobu noonu firiwul ci biir asamaan am na aaya buy wax ci alquran qad naraa taqalluba wajhika fi samaai falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fii boobu noonu li muy firi mooy naxwa samaai maanaam envers asamaan yaa ngi xool envers asamaan yaa ngi xool lu la kawe tegtalewul ne bëti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono jooju moom lañ dugal ci biir asamaan donc lii la ñii di wax nii boo ko comprendre woon noonu konoon du ngeen nekk di ci débat depuis sànq nii fii dana firi ci biir dana firi ci kaw mais dana firi tamit envers dana firi sax à côté dana firi leneen lu dul loolu. léegi fii lay firi xam naa ne fii mën na firi yooyu noonu yëpp waane fii gii moom lan lay firi moom fii gii nii ñu wax si aaya bii moom lan lay firi yéen a ngi naan man nit mën na nekk ab naar mën na nekk wolof mën na nekk séeréer waane nit mën na nekk australien waane nit mën na nekk ku weex mën na nekk ku ñuul loolu lépp xam naa ko. léegi waane xaar li may laaj mooy Cheikh Baye ndax ab sénégalais la wala du ab sénégalais fii gi ñu wax si aaya bii gan la si man jox leen ma ko rek loolu képp lay laaj. góor gi xaaral man bokkuma ci seen wax ji comme ni ma la ko waxee damaa nekk ci yoon mais su ma nekkoon waxoon nañ ko ba noppi je crois que t'as pas ramené quelque chose d'autre. Non, attends. J'ai pas entendu quelqu'un amener aaya bi qad naraa taqalluba wajhika fi samaai ay naxwa samaai fii dina firi naxwa léegi fii gi non xaaral rek s'il te plaît. Vas-y on se calme un peu. y a pas de souci. maanaam fii bii nii firee ko naxwa samaai nga xool ndax aaya bi du jub nga xool ndax di nga continuer di am même problème bi. ay ca firil ma ko naxu samaai nga ñu xool ba xam lan la firil ñu ko ñu xool man dégguma nag ay naar de da nga koy def si wolof rek ma xool. def ko naxu samaay man defal leen ko lu leen neex wax leen ma fii gi la. ma bàyyee rek ma tontu ko vite fait c'est simple. wëlbati leen fii gi ñu wax ma nan la. ak Rijal bi fi nekkoon s'il te plaît Rijal yéegaatal sa. Cheikh Baye man nga ñëw ci kii bi. rafetoon Cheikh bi dafa mel ne dafa jàpp léegi. waa ji maa war a wax. Keita jàpp si tamit nag. su ma yeggee dinaa dugg si. waaw jërëjëf léegi Keita may ma man. Mohamed s'il te plaît tamit nag Keita may ma tontu kii ma Rijal. 3 heures de temps maa ngi fii waxuguma ba léegi ñëpp wax ngeen. góor gi may soo gisee bëgguma woon dagg kenn dama bëgg su may wax ngir yàlla bu ma kenn dagg parce que li ngeen di wax nii ay scientifique dañ cee wax ba leeral ba mu leer nañ démontrer ko scientifiquement avec des arguments mais comme damaa bëgg su may wax bu ma kenn dagg rek moo tax mu ma ñëw rek damaa ne miig bàyyi la ngeen ku nekk wax nga loo xam nag wax nga ko ok avant tout ba pare yéen premier bi ngeen njëkk a am mooy définition sama alquran wax na ni wa sama zaatu hubuq asamaan si dañ kaa rabbante
léegi ban asamaan la est-ce que alquran bu waxee asamaan est-ce que yéen lan ngeen di jàpp luy asamaan loolu yëpp ay question la yoo xam ne da ngeen ko war a teg mais balaa dara ba pare damaa comme da ngeen nekkoon si les 7 cieux juróom-ñaari asamaan yi yaakaar naa foofu buñ ko réglé wee le reste dinañ mën a xam seen kii bi fa lay dugg góor gi salaamaaleykum xam naa mus ngeen dégg théorie des cordes doo leen scientifique mais quand même loolu mus ngeen ko dégg li may wax nag est-ce que da nga jaawale woo waxtaan yi du si ba xam juróom-ñaari asamaan de loolu du waxtaan wi de mais ñëwal bien sûr li nga xam na solo lool ok xam nga boo loolu buñ ko réglé wee dinañ xam moo tax ma ne bu ñu réglé wee loolu di ngeen comprendre le reste tout le reste dinañ ko mën a comprendre je t'assure théorie des cordes nga nar a expliquer ak waxtaan wi jotewul dara mais vas-y tu peux l'expliquer am ok léegi seen waxtaan si lan la basé wu waxtaan wi mooy ba xam jant bi si asamaan yi la nekk ci biir asamaan bon après déggu moo dara question mën naa toog si question am ba saa ngeen tëj sama micro waxtaan wi mooy ndax weer wi mi ngi ci biir asamaan yi weer bi nekkul ci biir asamaan mais si asamaan bi la nekk dañuy tëj sama micro vas-y àggaleel non weer bi nekkul ci biir asamaan bi mais si asamaan bi la nekk si asamaan ak nekk si biir asamaan du benn kii lu muy wax ni moom wa ça va on continue ça va boole daa am keneen koy waxal nga kii nga tëj sa micro parce que yow laay waxal ma ne est-ce que tu vas bien mu jël yaa ngi si jàpp yow ça va yow da nga dof wala lu la jàpp répéter li nga waxoon weer dama ne nekkul si biir asamaan mais si asamaan bi la nekk nga naan ma ça va bàyyi leen ma ñëw dama ne voilà sa yëfi xale yooyu def ko sa les gamins qui sont dans la rue voilà ma continuer si li nga xam ne gum moom mooy théorie des cordes théorie des cordes dafa andi 10 dimensions sur 10 dimensions yi mu xool ni li nga xam ne moom mooy le T et le X le Y et le Z moom mooy ñun tey fi nga xam ne ñun foofu la ñuy dund tey ñun moom lañ mën a jot loolu lañ mën a am effectivement bu xaadim bu muy firi sànq di wax ne asamaan si mënuñu ko passé mënuñu ko jot il a bel et bien raison wax na dëgg te science loolu la prouvé dina li may wax ni moo tax ma ne lépp il faut ñu jëlee ko en science rek li may wax nag ay texte la yu ma tiima bu leen neexee mun naa taal caméra ñii liirandoo lépp day ànd ak ay références scientifiques na leer voilà benn bi buñ demee ñu ne bu fekkee buñ demee si les quatre premiers mooy li ma la waxoon T X Y Z mu ne sont de notre univers observable mooy premier ciel moom la ñuy wax le premier ciel kon ñun foofu rek ñun moom mooy sunu univers ñun univers boobu lañ nekk kon alquran bu waxee tamit asama mun nañ ko firee univers est-ce que jant bi nekkul ci biir univers bi est-ce que weer bi nekkul ci biir univers est-ce que weer bi nekkul ci univers danga ma raw de li may wax dama bëgg comprendre reprendre s'il te plaît ok maa ngi si dama ne la théorie des cordes ba effectivement déglu leen bu baax a baax parce que lii dama yàgg gis nit ñi di si wax di ku nekk di jaar fu la neex nañ tey nag damaa bëgg mu leer nañ parce que kii rek dafa am lu science tuddee théorie des cordes théorie des cordes buñ ko dañee ba pare dañoo trouver 10 dimensions il y a 10 dimensions dans la théorie des cordes mu ne le temps moom la ñuy wax te et les 3 dimensions spatiales les 3 dimensions spatiales moom la ñuy noter x y z kon t x y z mu ne loolu mu ne loolu moom mooy kii bi plus les 6 dimensions spatiales supplémentaires mu ne les 4 premières dimensions mooy t x y z sont notre univers observable moom la ñuy woowee premier ciel ñu continuer waat mu ne les 6 dimensions supplémentaires restent dans la théorie de cordes et contiennent la masse
La masse dans chacune de ces dimensions supplémentaires forme le ciel séparé. Donc, les 6 ciels supplémentaires forment le 6 ciels supplémentaires pour total 7 ciels superposés. Mom la ñuy wax multivers en science. Ok, léegi dañuy continuer waat ci ma continuer ci kii bi su leen neexee rek ma taal caméra nee naa leen ay documents scientifiques laay lire na leer. caméra voilà. ñu def la en grand. Vas-y s'il te plaît. ma continuer. ok léegi bu ñëwee si li nga xam ne moom mooy kii ba tàkkul de. ah dafa tàkkul ok si tàkkul xaar leen ma def nii bàyyi la ma taar mais bii moom ma changé xóot na de yow lii teet la wala pipeline wala no te preocupe vamos a ver solamente te preocupe vamos a ver xool leen vamos lien baa ngi nii kenn ku nekk mën nga ko vérifier ok parce que ñaar la démonstration baa ngi nii day ñëw mais dañuy ñëw gum si li nga xam ne moom mooy kii bi xool leen dans toutes les versions de la théorie des cordes il y a 10 dimensions xaw ma ndax li may lire yéen a ngi koy gis waaw wala déet parce que mënuma ko zoom plus que ça yéen a ngi koy gis s'il vous plaît bu dee yéen a ngi koy gis ngeen def ma signe parce que avec ça ma mën a continuer. ñu ngi koy gis mu ngi baax. ok mu ne le temps c'est nommé T gis ngeen ko et 3 dimensions spatiales moom la ñuy wax x y z mu ne le 6 dimensions spatiales supplémentaires mu ne les 4 premières dimensions sont le T x y z sont notre univers observable moom la ñuy woowee premier ciel xool leen anamu xool leen bu baax bu dee gis ngeen ko ok ma continue waat mu ne les 6 dimensions supplémentaires restent dans la théorie des cordes contenant la masse mu ne la masse de chacune de ces dimensions supplémentaires forme un ciel séparé donc 6 dimensions supplémentaires forment le 6 cieux supplémentaires pour un total de 7 cieux superposés moom la ñuy woowee multivers xool leen ko bu baax ok ñu continuer kii baa ngi nii voici la dernière théorie de Stephen kan moo def li may wax nii kan moo ko kii mu ngi nii Stephen Hawking moom moo ko kii woon sur le bu muy def nekk di wax si théorie de la Big Bang référence baa ngi nii ku mu neex mën nga ci dugg mu ngi nii da ngay bind Universe Today moom mooy kii bi moom mooy la théorie de Stephen Hawking sur le Big Bang de 2018 ok léegi damay ñëwaat bi nga xam ne moom mooy théorie de la corde mooy théorie des cordes bi boo demee si kii bi moom la ñuy kiiwee nii mu lan la ñuy wax en physique la théorie des cordes est un cadre théorique dans laquelle les particules ponctuelles de la physique des particules sont remplacées par des objets unidimensionnels appelés cordes décrit comment des chaînes se propagant dans l'espace interagissent interagissent les unes et des autres menées sur les échelles de distance des grandes sur l'échelle des cordes. Une corde rassemble à une particule ordinaire avec sa masse, sa charge et d'autres propriétés déterminées par l'état vibratoire de la corde. boo demee tamit kii baa ngi nii bu la neexee nga dugg Wikipédia théorie des cordes 2019 ok dem kii baa nekk nii xaar la nii ma gis nga démonstration moom la ñuy jéem a wane nii par démonstration scientifique on continue ba léegi pareegu ma boo ñëwee alquran si surat 4 aya 49 alquran yàlla lan la wax n'avez-vous pas pensé à ceux qui revendiquent la pureté pour eux-mêmes, au contraire, Allah purifie qui il veut et ils ne seront pas laissés par une mèche. Mèche, mon moy corde. Mune fatah signifie mèche.
la plus petite chose est une mèche moom lañ gisoo kii baa ngi nii lii la ñuy tuddee fatah en arabe français di ko woowee mèche. ok ñu continuer waat ba léegi mu ne de la théorie corde nous avons que la plus petite masse est la masse d'une corde. La vibration de corde détermine sa masse. Cependant, cela a été décrit dans le Coran il y a 1400 ans avant la découverte. Le Coran dit que la plus petite masse est une plume. Yalla fan la ko waxee surat 4 aya 124 yalla lan la wax mais quiconque pratique la justice qu'il soit homme ou femme est un croyant, ceux-là entreront au paradis et ils ne seront pas légers par un coup de poing. moom mooy surat 4 aya 124 fii yàlla day utiliser baat bi ñuy wax naqara naqara lu muy signifier mu ne naqara signifie arracher naqara lu aya bi utiliser fii mu ngi signifier arracher mu ne pincer la corde d'un instrument de musique signifie naqara awtaar xood naqara awtaarul xood moom mooy corde bi nga xam ne moom la instrument musical yi di def pour day joxe pour ñu xam ne sens bi effectivement baat bi loolu lay firi ci arabe moo tax mu ne signifie la vibration d'une corde naqir mu ne naqir mu ngi signifier vibration d'une corde. Dans ces versets naqir signifie une seule vibration d'une corde. Ainsi dans le Coran le plus petit masse est la vibration unique d'une seule corde. Ok ñu continuer waa léegi nag dañuy dem gën a kiiwal mbir yi nag ñu xool mu ne dans ces versets la plus petite masse est une plume dans le verset précédent. Frère may ma tuuti xoolal lii nag laa doon may. Ah bon, vas-y. Du texte ay démonstration scientifique la ay démonstration scientifique. Le Coran, la science parle du Coran. may ma xoolal Mohamed lii nag laa doon bañ lii nag laa doon. Non maa ngi jégalu mais c'est un peu long quand même. Non c'est pas long bi ngeen doon wax yëpp damaa noppi. C'est pas long. Alquran la ñuy nekk da ngeen comme da ngeen di bëgg a wax ne Alquran waxul dëgg. Alquran la ñuy nekk da ngeen comme da ngeen di bëgg a wax ne Alquran waxul dëgg. lépp dina leer tey aaya yooyu laa leen di andil ak ay démonstration scientifique lépp ay kii nag mu laa leen di jox na leer bu dee xam nga fii rek temps bi kii bi jeexoon na parce que andil naa la si démonstration scientifique wax na la les 7 cieux kon 7 cieux wax na la ko mu ne la li nga xam ne moom mooy tey moom la ñuy woowee premier kii bi ni moom mooy tey x y boobu moom mooy premier cieux kon bu fekkee moom mooy premier cieux te nee na boobu moom mooy suñu univers bi nga xam ne ñun moom la ñuy dund kon effectivement bu alquran waxee xaadimal quran sànq bu muy firi mu ne kenn mënul passer premier kii bi effectivement wax na dëgg. waaw mais li ko wax kii nii xam nga ne lii nii du science xam nga ne lii nii benn site musulman la xam nga loolu. dama la ne science la maa ngi lay jox ay référence nga ne du science. jox ñu référence c'est des textes scientifiques waaye maa ngi nii. xanaa gisoo ko. nee naa la dugal yi déglu référence bi ñu lay laaj Keita benn référence képp laa lay laaj. référence bi wax ne mooy leneen l'univers observable mooy le premier ciel. wax ma benn dugal fii s'il te plaît xaaral dugalal mën nga dugg yaa ngi ak sa tablette bi dugalalal sa bopp soo ko génnee rek ma nangul la Keita ma nekk jullit léegi nii doo ma génnelee benn nga nekk jullit waaw nga nekk lan ma def saada dugg répété waatal ñëpp ma def saada lala si sa kanam ok bismillah nekk jullit boo leen bëggee sax ma taal sama caméra wan leen sama ginnaaw def ñaari ràkk boo leen bëggee léegi amul benn problème lenn képp laa lay laaj sa lii nii nga wane nii yëpp déjà ça servait rien au débat ça répondait pas aux questions mais c'est pas grave on va te donner ton temps de gloire. léegi xaar Mohamed xaar da défier kat waaw xaar dama ko gën a tàngal sa taaj yi dafa sotti kafe léegi boo ko indee nga nekk ko kayit indee nga nekkub julit def sahaada def ñaari raaka bu ko kayit indi kayit nekkub kii bi ah déet bul def loolu bul tax Keita gën a indi ay suuf yow kay toogal xaar rek léegi xam nga lan la lay laaj inshallah dina kii léegi indil ñu benn scientifique benn revue scientifique waxuma scientifique benn revue scientifique wala benn source scientifique qui dit que l'univers observable
mooy le premier ciel comme c'est écrit sur ton texte que tu as affiché tout à l'heure indil ma source bi wax ne l'univers observable mooy le premier ciel lii képp laa lay laaj dans la science source scientifique qui dit ceci bàyyil ma bind ko comme ça xoolal dama koy bind non yow da ngaa bëgg ma andil la scientifique wala ma andil la source scientifique déglul waa source scientifique une source scientifique qui dit xaaral waaye dama koy bind comme ça duñ dem ba si biir ñu ne góor gi dafa soppi question bi laajutoon non yow il est malhonnête léegi je vais l'écrire donne-moi une seule source scientifique lii moo si ëpp solo scientifique lii moo si ëpp solo lii nii bàyyi si xel qui dit que l'univers observable et le góor gi li ngay def nii doo ko def en silence moo gën nga jël en otage premier ciel reste en silence mon gars s'il vous plaît léegi Mohamed léegi xoola léegi non xam naa léegi la question elle est Keita bàyyil Keita mu continuer lu mu doon def bàyyil lu mu doon def mon gars reste en silence. Non, c'est toi qui vas te taire. Maintenant, tu vas te taire. Yo, bu ñu ñëwee seen panel. Bul aalu, mon gars. Non, tu vas te taire. Ferme ton calm down, bro. Chill out. Ferme ta caméra. Laisse-le chill. Laisse-le finir. Mohamed, Irada, xam nga yéen a ngi marché bien entre chill. les deux. ñu ko ñëw bëgg a jaxase carte gi quoi quand même. Wax dëgg non, pas besoin de xam naa ne les méthodes on connaît hein. Foo jaar ñu jaxate débat bi comme ça ñu jàll si leneen ça va pas marcher. ngay bàyyi Keita mu jeexal Keita mi ngi. Keita kaasut yow nga ne yaay kaasale yow Keita yow. non mais parce que li ngay di def man suñu défi comprendre naa ko li ngay def ni comprendre. mais góor gi li ngay def tamit comprendre nañ ko franchement parler. Keita parce wax que ma li ma la doon vas-y dis-moi. non j'écris une question donne-moi une source scientifique qui dit que l'univers observable est le premier ciel. Vas-y donne-moi la source maintenant. léegi da nga war a xaar ma développer li may développer ba pare su fekkee pare woon naa li may développer après nga. Tu peux continuer à lire ton texte moi j'ai du temps. non mon frère effectivement comprendre nañ ko bu baax a baax. Voilà. Continue à lire ton texte mon gars je t'assure j'ai du temps s'il y a du temps j'en ai plein mën naa fi toog fii ba suba di waxtaan ak yéen. kon kay jeex na amal jot rek amal jot le reste déjà li ngay lire kenn comprendre ko te dafa gudd mais liiral. man waxal comprendre ko kenn noppi li ngay sa waay ay mais c'est pas grave continue c'est pas grave continue après tu me donnes la source bi ma la doon laaj continue. ayca man kii bi wax maa ngi tëjaat sama micro maa ngi jégalu. merci jërëjëf ngir yàlla bul ubbiwaat sa micro quoi après mu kii tuuti jërëjëf. Vale léegi ma continuer maa ngi woon ci kii bi fii ci théorie de corde moom la foofu laa yemoon andi woon naa aya 4 surat 4 aya 124 ok léegi damay ñëw ci fi nga xam ne moom mooy kii bi mu ne des astronomes viennent d'affirmer l'existence de la matière noire cette mystérieuse matière noire est invisible. Elle fournit l'essentiel de la gravité qui retient les galaxies et non à la matière ordinaire qui forme les étoiles et les planètes. Cette matière noire invisible a des propriétés de collisions étrangères, sans collision. En termes simples, nous ne pouvons pas voir la matière noire ni entrer en collision avec elle, mais nous pouvons détecter sa gravité. Sur cette image, deux énormes amas de matière noire invisible en bleu se sont affrontés avec chaque amas ayant un masse de 10 000 galaxies. Chaque amas a une chaque amas a une chaque amas a une univers aujourd'hui. Cependant, lors de l'impact, au lieu de se désintégrer,
en plus petits morceaux. Ils se sont traversés indemnes. Cela signifie qu'ils ne se sont pas non plus heurtés. Ils se sont simplement croisés. Mom la ñuy wane ni fi démonstration bi nii. Voilà. Après ñu ñëwaat. Mu ne ces deux clusters ont entraîné notre hydrogène. Amna marquage moo ko fi waxoon sànq effectivement loolu la. Le premier groupe a entraîné l'hydrogène dans une direction, tandis que l'autre groupe a entraîné l'hydrogène dans une autre direction. Puis les deux clusters sont entrés en collision. La matière noire s'est traversée indemne, mais l'hydrogène entraîné par le premier amas est entraîné en collision avec l'hydrogène entraîné par le deuxième amas. Légui nak mune ñu xol lan la ci alcorane wax yalla lan la wax je jure par les cieux qui sont invisibles, qui bougent, qui balayent. Xol len yalla lan la wax je jure par les cieux qui sont invisibles, te wax na la science trouvé que matière noire c'est invisible, qui bouge, ñu ngi bouger oui ou non, et qui balaye, ñu ngi dégager. OK, on continue. Mu ngi ci surat 81 aya 15 ba 16. Bo démé da nga ko fay fekk. Al jawaril qunas fala uqsimu bil qunasi. Keita Voilà. tuuti rek Keita bul dem taxawal si il fallait uqsimu Aja, vas-y. bil qunas al jawaril qunas d'accord. OK. Gis nga OK. Gis nga loolu noonu fala uqsimu bi mawaqi'un nujum moo lay expliquer moo lay wax voilà l'énergie noire et matière noire, parce que scientifique yi ñëpp xam nañu voilà tous les scientifiques d'accord nañu si que ni matière noire ça existe aussi l'énergie noire, mais c'est invisible. Voilà parce que lan moo tax parce que gis nañ univers bi suuf si dafay bouger, voilà galaxie aussi dañuy bouger, loolu ñu ñëpp xam nañ ko. Donc vu que dañuy bouger léegi lan moo tax duñu voilà lan moo tax tasaara wuñ, comme par exemple ma jël ay but def leen si benn bol wala si benn pan ñoom ñuy bouger wu à un moment donné but dañuy mbëkkante, n'est-ce pas, dañuy tasante. Voilà, mais lan moo tax tasante wu lan moo tax mbëkkante wuñ, c'est ça matière noire et l'énergie noire, ça sert à ça. Li nga dugg léegi fala uqsimu bil kunnas al jawaril kunnas foofu bu nga duggee foofu noonu ça loolu dalay wax si les trous noirs que science di wax ne ñoom ñooy exister. Trous noirs lan mooy seen équipe parce que vidéo yi ngay gis nii dañuy dund dañuy dee dañaa am seen temps boo xam ne moment boobu la ñuy dund, dafa am seen moment dañuy jeex. Donc hydrogène bu ñuy consommer hydrogène bi su jeexee dañuy exploser, et suñu exploser si atmosphère bi am na yoo xam ne su fekkee que ni dañuy amul lu leen nettoyer, loolu moo tax alquran utiliser le mot kunnas boobu soo ko delloowee da nga koy dellu si li ñuy arabe di wax kinasa mooy bale si arabe. Donc ces trous là ñoom ñooy aspirer tout ce qui traverse dans l'univers, kii toj yooyu noonu bidéew yu nga xam seen vie jeex nañu exploser, donc yooyu ñoo leen di aspirer façon nettoyer univers bi. C'est ça loolu la alquran di wax. Loolu science bu nga ko découvrir daa yàgg, te alquran mu ngi ko doon wax depuis 1400 ans frérot. Merci Markaz. On continue. Nañ xool dina leer léegi incha allah ndax fii xoolal ñu ngi joxe fii exemple mu ne tout comme les djinns sont des types différents avec nous, nous ne pouvons pas ni voir ni entrer en collision avec eux, mais nous pouvons détecter leur gravité. Il y a 6 autres cieux que nous ne pouvons ni voir ni entrer en collision non plus, mais nous pouvons détecter leur gravité superposée à celle des visibles, à celle visible. Donc les autres cieux, nous ne pouvons pas entrer en collision avec nous, mais nous pouvons détecter leur gravité. Moo tax kii bi matière noire kii bi théorie de corps bi mën a kii loolu xam na ni lii am na mais mënu ko teg bët. Ok, mu ñuy continuer fii yàlla lan la wax ci surat 41 aya 12 yàlla lan la wax alors Allah les a décrétés comme 7 cieux l'un
au-dessus de l'autre en 2 jours. Et a révélé à chaque ciel à chaque ciel ses ordres. Et nous, Allah, avons orné le ciel le plus bas de lumière et de protection. Tel est le décret l'exalté le savant. Abonnez-les, aimez, de partager, de participer, d'envoyer un cœur.